man maay Alimatou Dia madame Sarr dëkk Jaxaay de unité 21 nekk présidente calebasse Linguère de l'émergence bu Jaxaay de unité 21 en même temps nekk responsable des femmes ci fédération bi. Covid bi moom wax dëgg yàlla dañuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jëlee ko fi ba kenn ku ne dellu sa activité ndax gis nañ ni liggéey bi wàññeeku na trop ndax comme ñun ci marché yi la ñuy yëngu di def ay formation céréales locales te marché yi demeetul noonu liggéey bi dafay wàññeeku sunu borom kër yi tamit xëy bi dañuy teel a wàcc tamit liggéey bi dafay sooxe bu baax a baax waaye tamit lépp li nga xamante ni ñu ngi koy mën rek pour jàppale borom kër yi ñu ngi ko ciy def. ku mel ni ñun moom ñun Linguère de l'émergence gisaguñu benn maire bu ñëw ci ñun gisaguñ ko moom maire bu ñëw ci ñun jàppale ñu ñun gisaguñ ko waaye nag sunu présidente Ndeye Codou Ndiaye ut na ay moyens ci biir Covid bi jox ñu ay masques defaral ñu ay eau de javel jox ñu ay gel wax dëgg yàlla loolu yëpp jox nañu ko pour ñu mën koo jëfandikoo ci biir suñu gox loolu yëpp def nañ ko moom te moom moo jël ay moyens te bëgg nañ tamit ñu jàpp ci bu baax président xam ni jigéen ñaa ngi seen gox yi di liggéey te dañuy liggéey rek ngir jàppale suñu borom kër yi ñu bëgg nag ñu gën a jàpp bu baax waaye rawatina nag président de la fédération des calebasses des Linguère de l'émergence mu gën koo may doole ndax lépp lu mu mën mi ngi koy def ci Covid bi. ñun de gisaguñu suñu bopp ci loolu ñun Linguère de l'émergence bu Jaxaay gisaguñu suñu bopp benn maire bu ñëw ni dimbale naa calebasse bi wala benn député bu ñëw ni dimbale naa ñun lépp ndimbal bu ñu am ci Linguère Ndeye Codou Ndiaye la présidente ñun si moom lañ koy jëlee mooy jënd ay masque jox ñu ut ay gel jox ñu jàppale ñu. léegi ñun Linguère de l'émergence bu Jaxaay gisaguñu suñu bopp ci benn autorité bu ñëw dimbale ñu ñun lépp loo xam ne am nañ ko ci suñu calebasse rek Linguère Ndeye Codou la présidente de la fédération des calebasses des Linguère de l'émergence moo ñu koy jàppale moo ñu indil masque jox ñu ay gel defar lañu ay eau de gel parce que ñu ngi ci formation yi di ko def céréale locale bi ak eau de javel yeeg yëpp moom moo ñu koy defal ba pare di ñu utal ay financement di ñu ko defaral tamit lépp daal ñun lu nu am lu nu gis suñu bopp daal ci Linguère lañ ko gisee mais gisaguñu suñu bopp ci autorité yi. ñun Linguère de l'émergence bu Jaxaay gis nañ suñu bopp bu baax ci Linguère de l'émergence bu la présidente Ndeye Codou Ndiaye ndax tey dañuy santaat suñu borom bu ñu demee ba ñu xam ñu Linguère a tax ñu xam ñu ndax fu nu dem moom moo ñu fay yóbbu moo ñuy génne fu nekk kon ñun gis nañ suñu bopp bu baax moo ñu defaral formation di ñu defaral ay financement di ñu jàppale lépp lu ñu soxla bu ñu ñëwee ci moom macha allah mu fajal ñu ko kon ñu dañ koy ñaanal mu yokk ba yëg ko. may woo sama mbokk jigéen yëpp di leen wax ni nag ñëw leen ci fédération bi te xam ne lu dul Linguère amu fi madame dafa bëgg jigéen ñëpp autonome ñëpp liggéey ñëpp gis seen bopp moo tax mu yéene jigéen ñëpp lépp lu mu mën nag ci poosam mi ngi koy dindi di ko jàppale jigéen ñi waaye may ñaanaat autorité yëpp ñu ñëw ñu jàppale ko bu baax may ko doole. mu jàppale ñu ñun ñëpp nag suñu jàppalee ñun ñëpp bu baax nag nga xamante ni dinañ am doole waaye moom présidente bi tamit dina gën a am doole ndax lépp lu mu am ci poosam lay génnee ñëw jox ñu. man la madame Ndeye Codou Ndiaye. tey dañ doon def évaluation comme chaque mois ni ñu koy defee rek bu ñuy def évaluation daal di teg ci remédiation couvre-feu bi nag moo tax membre yu bari daw nañu ñibbi te comme gis nañu temps yi dajaloo bi du bari bu ñuy ñëw ku ci nekk da ngay takk sa masque ñu dandante te wàññi mbooloo mi mbas mi moom ñëpp yëg nañ ko foog naa ni jigéen ñeeg ndaw ñeeg mag ñëpp ay impacté lañ. ndax lu wàññi économie ay réew ay grande puissance du fi bàyyi calebasse waaye it jox nañu beneen élan de solidarité et de partage boo xam ne permettre nañu ñu def yeneen domaine d'activité ci capacitation pour mën a jàppale suñu askan ci cet kon nag xañ nañu lii waaye yóbbu nañu ci beneen dimension dañuy ñaan yàlla rek musaafara ko ba ñu dellu si waat ci suñuy daje waaye it koom bi ñaan yàlla mu yokk ba ñu gën a dëgëral taxawaay. loolu dafa am solo ndax loolu dañuy wax toujours il faut adopter les bonnes pratiques xam nga développement dafa nekk loo xam ne c'est un travail de longue haleine mais amul arrêt tey bu ñu nee Covid ñu wax ni geste barrière déjà protégé wu ci virus bi ndax le virus est dans l'air ñu ne nit ki lan la soxla ñu ne masque
masques yi foog naa ni Linguère ñëw nañ ci plus de 15 800 joxe ko au niveau national bokkul ak li ñu def ay dons yóbbu ko ci certaines collectivités territoriales jébbal ko maire yi nga xamante ne nii ñu ngi liggéey ak ñoom. kon buñ jógee ci lii ñu ne loxo bu set ñu def ay transformation ci produit d'hygiène lu mel ne eau de javel lu mel ne par exemple le savon kon ak yeneen kon bu ñu paree waat ci loolu ñu defaat ay kit alimentaire ndax dafa ñëw yàggul dara koor bi ñëw yàggul dara tabaski ñëw yàggul dara tamxarit ñëw ñu gis nañu marché yu bari dañ leen doon tëj nit ñi mënatuñu woon dem liggéey borom kër yu bari aussi daan guddee wàcc ak couvre-feu mënatuñu sax xëy kon loolu buñ ko gisee ñun ñu dajale suñuy dërëm ak suñu daqaar ni Linguère yi la ñuy natt doon ko indi mu nekk seen une gestion participative et inclusive chaque weer fu Linguère mën a nekk contribuer une somme de 600 ñu dajale ko pour mën a dox soxla yi wuti formation yi ci direction yi ci yenn structure déconcentrée de l'État dem gisi ONG yi waaye dem topp financement yi pour mu génn ñu wëraat calebasse par calebasse di évaluer soo amee luy soxe ñu def ay remédiation di def tamit suñu promotion di vulgariser suñu projet ak ay programme mais rawatina tamit lépp loo xamante ne ni njiitu réew mi daf ko woote kenn duñ ci jiitu bu ñu ko yégee kon bëgg nañu daal taxawaay bi gën a dëgër parce que tooguñu boobu ba léegi ñu ngi koy sentir nag ndax gafaka gi mi ngi rës ndax dañuy génnee te dara duggul. waaw jafe-jafe moom ñàkku si parce que gis nañu lenteur yi nga xam ne administration daf koy am parce que nag gis nañ ni seen budget yu bari wàññiwaatoon nañ ko dolli ko ci jàppale président pour ñu mën a jàppale askan wi waaye daanu dajul suuf ñun dañu ëlbatikuwaat bi ñu joxee ñi nga xam ne ñoom la ñu sédd avant président di jóg sax ñun dañu njëkk a initier au mois de février benn étape de résilience foog naa ni foofu dañu Linguère yi dañu dégg créer lu tudd crédit revolving demander à chaque Linguère fu mu nekk ci calebasse bu mënti nekk mu indi une somme de 2000 francs ñu dajale ko mu nekk ay millions ñu tas ko par 300 000 ça nous a permis ñu def ay transformation ci produits locaux yi lu mel ni céréales lu mel ni sirop yi jus yi pâtisserie yenn yi ak les produits d'hygiène surtout jëndaat nag ay tissus outil bayard mën a jënd tissu yóbbu ko ci calebasse yi ñoom ñu jël ci seeni calebasse puisé ndax arrêté nañ 3 mois yoo xam ne ku ci nekk 600 bi nga natt dañ la ko delloo ñu la sa suukaru koor jàppale ko sa waa gox mu nekk loo xam ne dafa nekkoon lu neex ci xol yi parce que dañu am proximité ak suñu population te ku ne xamante ne ni li ñu œuvré yépp mooy l'amélioration des conditions de vie suñu gox xam ne amal nañ leen njariñ dañ ni kooku moo gën ci askanam mais bu dee wàllu financement ak Covid bi déjà gisuñu ci woon suñu bopp dossier yi fi nekkoon yëpp dañ ni nañ ko réactualiser mais bi ñu demee DER dañu xam ne enveloppe bi fi nekkoon jeex na financement yi ñu dugaloon par les dépôts en ligne mu nekkoon lu metti loo xamante ne ni subvention la ko calebasse bi defoon téye ko boppam dépensé ci lu ëpp 1,8 million yoo xamante ne ni kenn supporté wu ko lu dul dañ ko jàppale suñuy membre tey si tey bu ñu nee dépôt yooyu yëpp dafay caduc nañu reprendre dafay metti bu ñu defoon reconduction de code dina doon gën a yomb parce que ñu ngi ci base de données yi déposé nañ ko en bon et due forme par internet loolu mu nekkaat lu metti ñuy bëgg a dawaat di reprendre bu dee lu mel ne ministère de la femme yàlla dogalagul ñu am seen financement yi ñu joxe ci département yi tamit amul benn Linguère bu ci bokk te on est dans plus de 10 régions gisuñ ci suñ bopp ndax yenn saay njiit yi mën nañu joxe mais ñii séddale bi bukki bi njur bi sàmba aussi sonn nañ ci trop parce que bu ñu nee structure rek ne GPF muy groupement de femmes bien défini structuré wu formalisé wu foog naa ne yóbbu ay kayitam ci développement communautaire yi yóbbu ko ci SEDAF yi yenn sous préfet yi am ko ñeneen ñi amaguñ ko mais lépp lu ñu mën rek mooy lépp loo xam ne dañ koy def te yaa tax ñu mettre ñëpp au même pied d'égalité parce que jigéen ñi am na ñu nekk ay jàmbaar rawatina Linguère yi nga xamante ne nag chaque jour ñu ngi bëgg a wane ni mën nañu dara di contribuer surtout ci développement économique du Sénégal waaye di dox ci seen émergence xaaruñu kenn ñun ñoo njëkk a jóg jàppale suñu bopp ci calebasse yi jigéen ñi dañu jàpp ñu jàpp kon nag
bëgg nañ gën a sentir ndimbalu chef de l'État rawatina nag ci 1000 milliards yi nga xamante ne dañu ñëw jàppale ko réew mi ñu woo ñu bari service yu bari structure yu bari recevoir leen ba ci parti opposition rawatina nag ñun ñi nga xam ne dañu def ay kuréel muy le pagne comme liñ koy wax sonn bay bëgg a dee depuis pendant plus de 2008 ba léegi ñu topp si di daw te mësuñu ci gis suñu bopp. kon jigéen ñi aussi ni ñu daan jëlee seen ñaq di ko contribuer bu ndimbal amee war nañ leen mën a recevoir jox leen ci ndimbal la mais du benn ministre bu recevoir li ngeen di jàppale leen ci enveloppe wala ci bagage du benn maire du benn député te loolu nag foog naa ni war nañ ci gën a daal yërëm njaboot gi parce que ñun responsable yi nag dañu sonn ñooy dem ci ngénte yi ñooy dem ci conférence yi ñun ñooy dem ci daara yi waaye it dinañu jënd ordonnance dinañu jàppale suñuy membre ci fi suñu doole yem dinañu jàppale suñu jeunesse muy association yi di AIC yi di comité de sage yi ci mag ñi 3e âge vie paisible di jigéen ñi nga xam ne c'est des couches vulnérables ñi nga xam ne dañuy ëmb bëgg a wasin sonn ñiy wasin mënuñu dem déclarer seen doom wala amuñu lu ñu dundee ñu jël li ñu am di ko bokkaat ak askan yi te mënuñu fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañ leen tabal yenn ndomba tànk yi wala ñu bokk ci ñi nga xam ne lu ñuy sédd dañ leen woo souvent dañuy teg ne ba mobilisation jotee rek ñu woo la te foog naa ne ñun dépassé nañu loolu ci la bokk sa kilifa di ñëw sa gox nga génn jàppale ko mais nag au retour nag kilifa googu war na mën a xam ni kii dama ko war a accompagner parce que ku am mbooloo rek soxla nga ndëgër laay parce que bu yàggee nga dem ba amatoo dara nit ñi dañ la fiy romb buñ la rombee sax duñ la faale wala ñu dem seeti feneen da ngay toqe kon nag te jigéen amul laf li mu mën mooy am xalaat bu rafet initier innover ànd ak ay moromam mais nag ñu ñaan yërmande kilifa yi. wax nga lu metti wax nga li gën a metti ci processus liggéey bi ndax contenu ak forme ñi bëgg a ànd ñoo koy jox ànd bi ñu bëgg mais li ci gën a metti mooy souvent nit ñi dañuy dégg fédération gis taaru liggéey bi ci statut yi ci réseaux sociaux bi buzz bi ñuy am bu ñu defee ay forum et tout ñu foog ne lu yomb la et c'est pas destiné à n'importe qui c'est pas facile travail de longue haleine la ay sacrifice la vraiment ay métit la ànd nañu bokk ndey bokk baay fas yéene liggéeyal suñu askan loolu moo am solo le fait de servir et non se servir kon loolu moo tax heure bu ñu toogee di waxtaan dañ naan nañu laissons pas divertir on s'est fixé un but nañu xuus dem xam ne incha allah li yàlla maye bu ko nanguwul dinañu yegg mais du yomb te bëgguñu sax mu yomb bëgguñu mu yomb dinañ ci def fulla dinañ ci def jom dinañ ci def fayda te li ci gën a neex mooy lu ñu liggéey tey fàtte nañ ko ci lu baax nawuñu suñu jëf bu subaa ñu ngi bëgg def leneen beneen pas de géant mënuma nag bañ a sant présidente Calabas yi ak membre yi nga xam ne ni ñoom ñoo collaboré parce que benn loxo mënul tàccu benn loxo mënul raxasu mu set yow a mën a boo gis daf leen ko jaral te gis nañ ñu ne elle nous porte dans leur cœur jël tamit seeni doom ak seeni borom kër impliqué leen ñu nekk tuddee leen des princes de l'émergence ñu former des clubs loolu dafa am solo def ay comité de sages di jàppale suñu waajur yi ndax seen barke rek lañu soxla kon taxawaay bi ñu soxlawaat mooy ñu xoolaat Linguère de l'émergence fu sori xam ne li ñu foog ne moo ko tax a jóg loolu taxu ko jóg li ko tax a jóg mooy mu nekk pilier développement économique du Sénégal pour un développement durable parce que lépp lu ñu def am na suivi foog naa Calabas yëpp la ñu structuré formaliser leen inscrire leen ci base de données mbooleem kuréel du ONG du dara fu ñu mënti dem mën nañu fa liggéey li des rek mooy jigéen ñi am patience gën a suudewu te ni ñuy sonnee bëgg seen morom am muy solidarité et partage boobu ñu am ci constance mais encore une fois nañu xam ne it fi ñu bëgg a dem kenn duñu fa yóbbu parce que buntu yi moom duñu ko mës a ibbil wala di ñu raay ñun ñoo koy défoncer ci suñu fulla dëgmal li ñu dëgmal bañ a geestu te bañ a ragal ndax nee naa jéeg bu ndaw dafa war a am fit rawatina ku gëm boppam
bañ a nekk femme objet bëgg a nekk femme décideur bëgg a nekk femme entrepreneur mais boole ko ci yar ak teggin ci yenn kilifa yi mais ku ne xam ne lingeer du cogg lingeer mënul cogg lingeer du dem ci lu ñàkk fayda lingeer ci lu ko sagal lu ko siggil mais quand il s'agit de choisir entre l'argent et l'honneur ñun on choisit l'honneur ndax ëllëg moo ñu indil prestige ba dinañu am prestige am honneur am argent yaakamti wuñu nag ndax relève wala alternance générationnelle ñun lay doon li fi nekk yëpp c'est des leaders de position man maay magu diw maay rakk diw maay yaayu diw sama jabaru lii la ñu lesee yenn ñi nga xam ne dañu gëm seen bopp am fu la bëggante di leen divertir wala ñu leen di ñàkkal fayda mais un jour viendra leader de position du am seul le travail va compter moo tax ñun yàkkamti wuñu ñu ngi liggéey suñu liggéey ak teyu bakkan boole kook jaamu yàlla parce que dañ perdre suñu temps suñu xaalis ak suñu wergu yaram mais nag dañuy santiraat lu neex suñu biir xol kon nag sant ñi nga xamante ne mooy yéen suñu chargé de communication ndax nag communication mooy doxal liggéey santaat ñëpp gërëm leen borom kër yi suñu borom kër yi ñu ngi leen di gërëm ci patience bi ñu am ak compréhension bi baalu ak waajur yi ak njaboot gi aussi. daal li nekk suñu kanam bëri na ndax formation yu ñu déposé woon il y a 2 ans 1 an tey ñu ngi pare pour valider ñu ko ñëw defal ñu ko muy la capacitation des femmes financement neex na mais bu ñu allier capacitation financement ki nga financé dina am ci lu mu ko investir capital bi mën a génn moo xam à quand sax ci lay mën a jël bénéfice am wala épargne am utiliser ko waaye it ñu ngi ci ay bëgg nañu micro industrie ba bëgg a dem ci semi industrie avec les boulangeries de quartier commencé nañu déjà avec les boutiques de l'émergence ñu ngi ci mbay mi ci Prodac ci daggu Sangalkam bi ñu ngi ñuy waa Prodac de passage ñu ngi ci li nga xamante ne nii mooy yeneen filière de transformation du produit locaux yi surtout ci céréales yi waaye tamit am nañu coopérative d'habitat boo xam ne mi ngi nekk en vue ci projet 1000 logements et chef de l'État ak commission Arafat boo xamante ne incha allah bu Covid bi estompé yàlla mën na def ñu bokk ci ñuy yóbbu suñu ñun màkk ndax cotiser nañ depuis daaw cotisation yi nekk fii ñu ngi ñaan yàlla mbas mi jóge fii ba ñu mën ci aji sinon dañu retourner nit ñi seen xaalis ba déwén incha allah ñu ngi ci centrale d'achat yi di joxe ay ravitaillement par fin du mois par jour par semaine ça dépend ci lu ñu ko bëgg fayee waaye crédit revolving bi bokk na ci li nga xam ne moo dëgëral Calabas yi xaalis bi nga xam ne dañu am kees moo nekk ni kees ñetti caabi yi ñu am suñu carnet tuddee ko ay proxy mutuelle di ci def épargne chaque semaine waaye di financer chaque semaine nit ku ci nekk ci développement personnel waaye dina te di bàyyi suñu kees pour mën ci dox le bon fonctionnement des Calabas mais chaque fin de mois ñu dajale Linguère bu ne 600 pour la bonne marche de la fédération fay ci presse nationale bi wala presse locale bi mën ci doxi soxla yi loolu daal ñu ngi ci bu baax a baax. man Tigay madame Fall may présidente Linguère Calabasu Xunul Ngalam ma bokk ci fédération des Linguère bu Daykodu. avant ak après moom am na changement bu baax ndax avant may bokk ci Linguère amu woon benn activité boo xamante ni dama ko daan def mais depuis loolu ma bokk ci Linguère ba pare tamit yokku naa ba yëg ni daal yokku naa sama wàllu activité sama wàllu connaissance tamit. yokku nañ ci ndax fi mu nekk nii am na financement barki Dembo Ndiaye 1,900,000 ci sama Calabas. lu jiitu loolu tamit am nañ ay dons ravitaillement yoo xamante ni dañ koy def suñu Calabas yooyu yëpp yokkute la boo xamante ni amuñu ko woon avant bokkuñu ci pour wàññeeku mais dañ cee bokk yokk cee gisuñu bopp. ñu dañoo yàkkamti ndax tepp neen moo gën yuy rët te fii wax dëgg yàlla ku yàkkamti bokkoo sa cër nekkul fii. maa ngi leen di nuyu man Philomène Diène Calabasu Liberté 2 maa ngi gërëm waaw maa ngi gërëm Ndey Koddu ci taxawaayam ci fédération bi ma koy ñaanal rek lépp lu mu soxla ci fédération bi yàlla jàppale ko ci fépp Linguère foofu fu mu nekk mu gis ci boppam yàlla dàqal ñu seytaane lafal ñu cat may ñu wërsëg bu gën a yaatu may ñu gudd fan ak wér gu yaram loolu laa am lu may wax.
say financement bi plateforme bi tey ñun ñoo ko jël Calabasou Liberté 2 ñun ñoo jël tey financement bu kii plateforme bi jéem ci xool liñ ciy def pour liggéey ci rek pour suñu Calabasou bi jëm kanam. xanaa di wax ne rek ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ginnaaw ñu ngi am wér gu yaram yàlla may nañu sutura ak tawféex waaye it di sant comme ni ma ko waxee rek toutes les Linguères du Sénégal di wax ne lu jiit njaag ñooy njaag affaire bi du man ñoom la. di sant nag sama ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires moom mi nga xam ne jël na li présidente Linguère nationale dugal ko ci cabinet wax dëgg yàlla am taxawaay bu mu amaat ci ñun ba pare nag jox ñu nag le minimum li nga xamante ne wax dëgg yàlla dañ ko doon jooy ci président mooy ñu mën a am loo xamante ne ñu mën a wàññil suñu moyen de transport ndax Calabasou yi bari nañu effectif bi yaatu na te foog naa fu ne nga dem fa seet ka nemmeeku ko coono boobu wàññil nañu ko ñuy ñaan rek mu gën a dëgër ay mu gën a gëstu Linguère yi jàppale leen ci les fonds de dépôt de garantie ñu ngi ko koy ñaan moom ministre ñu jàppañ ci enveloppe boo xam ne day tax Linguère yi gën a am financement parce que mën nañ ni telle structure day financé nga koy xaar juróomi at du ko gis waaye nag dañuy first track gën a jege gën a yeey ñun moom la ñu am ndax bu ñu nee Linguère nationale mi ngi bokk ci ministère Omar Gueye foog naa ne kuy wàlli yaan sa dëkk dafa tëggul te ni yeneen ministre di jàppale seen militante yi ak seeni agent yi yaakaar nañ ci moom te xam naa ni li ko jàpp bu ko bàyyee daal ñu ko defal ndax mën na ko kon nag ñu ngi koy sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci biir Sénégal rawatina di ko jàppale njiitu réew mi ñun ñëpp ñu bokk ci Sénégal waaye it bëgg mu gën a jàppale Linguère de l'émergence yi xam ne ëpp doole gi mi ngi ci biir département wu rawatina 4C yi mu gën ñu bàyyi xel xam ne ñun ak moom la macha allah.